asalaamaaleykum démb ca port bu Beyrouth ñaari explosion moom moo fa am ba nit yu bëri ñàkk seen bakkan loolu nekk ab bilan nëggandiku sax lu ëpp téeméer ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci faatu ñu amee ay gaañu jéggi nañu ñeenti junni ñu ne foofule conseil supérieur bu défense bi foofu ginnaaw ba mu dajee sax ci la ne li waral explosion yooyu bokk na ci lu toll ci ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay tonnes bu nitrate d'ammonium moom moo fa kalaate mu nekk benn substance boo xamante ne dañ koy jëfandikoo bu ñuy defar engrais wala sax ay explosif ñoom kilifa yi tey jile di àllarba bi sax dañ koo décréter mu nekk deuil national li fa yàqu bëri na foofu ca port bu Liban am na it ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama yu am ay jafe-jafe Liban boobule sax ci ay jafe-jafe daanaka ba mu ciy dund yàgg na ëpp na ñeent fukki at yenn ci ay date ak ay xew-xew dinañ ci ànd ak Ibou Diouf ci biir xibaar yi. Sénégal ñàkk ab kàngam rawatina nag jullit yi mu di Serigne Ndiaga Diop nekkoon ab conférencier bu xarañ moom mu nàndaloon boppam ci liggéey ak dund bu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp moom ni ngeen koy gisee ci image yi noonu le nekkoon na fi sax ci koor gi ci seen émission boobule di quartier général moom Serigne Ndiaga Diop dëddu àdduna mu nekkoon ab conférencier bu mag. keneen nit ku fi jóge mu di professeur Moustapha Souran nekkoon jëwriñ ci jamono yi Abdoulaye Wade levée du corps bi tey jii ci suba la woon ci hôpital principal bu Ndakaaru bañ ca noppee nag dañ ko yebal ca Touba Mbacké foofu lañ ko nar a jébbale sunu borom foofule nekkoon na it tey jile levée du corps foofu ca principal bu Alioune Badara Niang nekkoon àndandoo bu maître Abdoulaye Wade. ñu ngi leen ko doon wax it démb ba léegi neurologue boobu lee di professeur Ibrahima Pierre Ndiaye moom it dafee bàyyeeku moom ci ay jamono nag nekkoon censeur bu faculté médecine pharmacie ak odontologie ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom professeur Pierre Ndiaye daanaka it nekkoon vice président bu académie nationale des sciences et techniques du Sénégal moom jaar-jaaram nataalam professeur Ibrahima Pierre Ndiaye dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. wërgu yaram dafa laaj fagaru paju dafa cher moo tax boo xoolee ci budget de la santé dina ciy jël lu jege téeméer goo jël juróom-ñeent fukk ya loolee doonoon xalaat gu professeur Ibrahima Pierre Ndiaye yëkkati woon ci atum 2003 ci ab waxtaan gu mu seqoon ak yéenekaay bi di Le Soleil di ab xalaat goo xam ne nag njàngat bi am na solo loo rawatina ci jamono yi coronavirus loole rek di firnde ni kon war nañ di taxaw di fagaru di moytu di def lépp ba musiba di bañ di dal ci askan wi rawatina ci mbirum paju mu doonoon boroom xam-xam gu mag ràññeeku ci liggéeyam farlu ci moom académicien bi gane ci àdduna ci atum 1942 ca Saint-Louis gannaaw ba mu amee baccalauréat scientifique ca lycée Charles de Gaulle wéy na nag njàngam ca faculté bu médecine ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar gannaaw gi mu dem ca France ngir gën a yokk xam-xamam nekk fa interne des hôpitaux ca université bu Paris 4 atum 1979 mu am agrégation am ci wàllu médecine nii mu nekk africain gu njëkk ci ñi làkk kàllaamay français bu agrégé ci wàllu neurologie jot na doon professeur titulaire ci atum 1985 chaire bu neurologie bu UCAD doon it censeur bu faculté de médecine pharmacie et odontologie ci diiru fukk ak ñaar kaddu yi mu yëkkati ni moo ko doon amal ci atum 2016 ba muy prononcé leçon inaugurale bu année universitaire atum 2015-2016 te sax tomb bi nekkoon neurosciences enjeux et perspectives ba mu demee retraite nag jot na it doon vice-président bu académie nationale des sciences et techniques bu Sénégal bokkit ci société yu am solo yu mag ci àdduna si boole ay boroom xam-xam. jërëjëf Mame Biram Diouf levée du corps bu professeur Ibrahima Pierre Ndiaye ñu ngi ko amaloon tey ci suba ci hôpital bu Fann keneen ku fi wàññeeku mu di ab kilifa nekkoon xalifa bu Medina Baye di Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Niass moom nag directeur général bu Sénélec dem na foofule jébbal njaalam moom Pape Demba Bitèye di sargal bu baax a baax moom mi kilifa diina bi fi wàññeeku di ñaanalit ki nga xamante ni moom moo ko wutu ci jal bi di Cheikh Mouhamadou Mahi Niass Pape Demba Bitèye nekk directeur bu Sénélec joxe na it kàddoom ne jamono ji xam na ni taalibe yi dañuy fees foofu ca Medina Baye kon lépp lu jëm ci wàllum courant du amee benn jafe-jafe dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gueye. moo tax ñu ngi koy jaale Medina Baye di ko jaale Kaolack di ko jaale Sénégal
di ko jaale Afrique di ko jaale monde entier bi yëpp ndaxte moom nit la woon koo xam ne ñëpp la fi nekkaloon mais dañuy sant yàlla bu ñu ànd ak moom ba mu gunge ñu ba woon ñu lim ñu war a yoon yëpp ba lef fi lim fi war a def yëpp di ñaan yàlla aussi sëñ Mouhamadou Mahi Niass bi nga xam ne moo ko fi wóotu tey yàlla may ko wër ak gudd fan ba mu yóbbu fayda bi fi nga xam ne romb na njort fu Papa Cheikh amoon te mu nekk si njëriñu islam ndekk ñu si njëriñu kii ndaxte ñoom loolu wax dëgg yàlla loolu moo leen si taxawal en tout cas ñun ñu ngi ni daal taxaw jël nañ suñu disposition yëpp pour nuñ si war a contribuer au niveau de Sénélec délégué baa ngi nii mu taxawal def lépp les dispositions Kaolack mosul am problème alimentation mais événement yi exceptionnels yi su amee nit ñi toll nii di déplacé wu fii toujours dañuy jël ay mesures exceptionnelles xam naa ne dina am ay équipe de permanence xam naa ne dina am ay mise hors délestage dinañu wàññi sax travaux yi nga xam ne moom lañ doon def pour préparation ci biir nawet bi pour que les perturbations là pour mu bëri loolu noonu yëpp jël nañ disposition yi pour que alimentation électrique bi taxaw bu baax fii ci Médina Baye. mbas mi ak tolluwaayam ci Sénégal yëf yi di gën di jéggi dayoo di jaaxal ñëpp nag am na yeneen ñeenti nit yu gaañu dolleeku ci lim bi fi amoon ba noppi ci bésub tey jile téeméer ak juróom-benn ci ay doomu aadama ñoom ñoo amee jàngoro boobule ci lu ëpp junni ak ñaari téeméer ci ay test yi ñu def ñi sonn ba nekk Sowétas it ñu ne fanweer ak juróom-ñett la ñu toll ñi wér ba ñibbi seen kër ëpp nañu juróom-benn fukk xayma tey gile ak docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ci ministère de la Santé. Sur 1241 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,54%. ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn test yi ñu jot a def téeméer ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu. am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji ñu wàlla leen am nañ ci ñaari cas importé mooy ñi nga xam ne dañoo jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci tamit li ñuy woowe cas communautaire ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar cas communautaire yooyu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñ ku leen ko wàll. juróom-benn fukk ak juróom-ñett si ñi ñu entré woon hôpital wér nañu te bu ci yàlla andee dinañu génn bés ni ki tey fanweer ak juróom-ñett malade ñu nga ci réanimation ñeent malade ñàkk nañ seen bakkan ci bésu démb talaata ñeent fan ci weeru août biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk. Sénégal wëññi na fukki junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom benn junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn si hôpital yi wala ci loxo docteur yi. askan wi ñëpp dugal seen loxo ci xeex bi daanaka loolu képp moom moo mën a tax ba mbas mi jóge fii wala li muy lor mu bañ a bëri ñu bëri ci sénégalais yi loolee la ñu jàpp ci jamono ji xayma gi di gën di jéggi dayoo ci misaal département bu Pikine lu ëpp juróomi téeméer ci ay volontaires ak téeméeri superviseur ñoom la ñu jël ngir ñu gën a dooleel xeex bi foofu le reportage Abi Faye ak Modou Diop. wàllante gi di gën di law fii ci mim réew. coronavirus mi ngi gën a lëmbe ña nga xamante ni te ay acteurs lañ ñoom gis ne faaw rek ñu sóob ci seen loxo ngir pexe mën a am. si li nga xamante ni moom mooy vraiment jeexal feebar wala mu wàññi ko man je sais que bu ñu jëloon benn un mois ñun ñëpp ñu xeex ak affaire bi gëm naa ni yàlla mun nañu suturaal. waaw paradoxalement donc bàyyi ko boobu noonu comme ni ngeen ko seetloo fépp la donc c'est vrai que bu njëkk hôpitaux yi daan nañ utiliser loolu ñuy wax thermoflash pour xool sa tàngaay yaram. loolu mën nañ ko sax mën nañu wax sax léegi mën nañ ko bañ a jëfandikoo parce que bu njëkk feebar bi ñu doon manifesté wu tàngaay yaram loolu. comme ñun dañuy def chaque fois bu luy xewee dañuy mobiliser ñi nga xam ne ñëpp dañuy wax yeneen làkk yi ndaxte may fàttali rajo Oxygène rajo communautaire la boo xam ni juróom-ñaari làkk yoo xam ne ñu ngi koy làkk suñu biir réew dañu fa def ay émission. Moustapha Gueye moom relais communautaire la waaye itam chef d'entreprise la.
soobu nu ci xeex bi ngir gën a mën a ñaax ndaw ñi ñu gën a mën a jël seeni responsabilité ñu joxante loxo pour xool nan la ñuy def pour mën a vraiment sensibiliser waat nit ñi wax leen ni feebar bi mu ngi fi mu ngi rey et que pour que ñu gën a amaat ay matuwaay yoo xamante ne ni moo leen di permettre que vraiment ñu gën a xeex feebar bi. fii ci district bu Pikine Baye Talla Diop moom docteur la xarañ waaye tamit di yee nit ñi ngir rek ñu bàyyi xel ci solo masque yi donte sax da leen di fàtt. mais léegi seet nañ feebar bi nu nekk lay manifesté mais même bu ñu bàyyee loolu noonu maa gis ne dañoo war a gën a ñaax nit ñi ci raxas seen loxo avant ñuy dugg ci takk seen masque maanaam lépp li nga xam ne ñoom ñu ngi koy digli ñu njëkkee ko fii nii. xeex jàngoro coronavirus gi loole ku ci nekk war na cee sóob sa loxo tax na itam rajo communautaire Oxygène ñoom ci seen bopp mit changé seen programme. am na émission yoo xam ne spécialement coronavirus lañ ko jàppee waaw dañuy am presque ñaari fan ci ay bés bi. donc boo xam ne bu ci wolof bokkee wala yi nga xam ne dañ koy def ci yeneen langue ci ni Joola Manding Soninké ak yu mel noonu dañ def ay émission ak ay séeréer. junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw yoo xamante nit ñoom lañ dajale ñu gën a mën a xeex bi la jàngoro téeméer ci ay superviseurs yoo xam ne ñooy saytu bi léeg mbir département bu Pikine ne fa wut benn yoon ndax la mu gën a bëgg rek moo di xeex doomu jàngoro bi di Covid-19 mu jeex. Habib Faye ñu des ci wérgu yaram ba léegi ak rapport bu CNLS di comité national bi ñu dénk muy xeex jàngoro yi sida daanaka ñu ne lu jege juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukki junni ci ay nit ñoom ñoo xool seen yaram ci atum 2018 ndax xamee nañu jàngoro boobule 2016 nag lim bi gënoon naa wàññeeku mu di juróom-benn téeméer ak fukk ak benn ci ay junni leneen lu ñu seetlu jigéen ñi ñoom ñooy gën a dem di xool seenub yaram te téeméeri jigéen yu wan lor daanaka juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñaar dañuy dem xool laata ñuy wasin kon document boobule mu ngi wax it ni am na luy gën a mettil xeex bi ñi amee jàngoro bi te ñu réer kenn du leen gis Maimouna Ndiaye moo ñu jàngatal rapport bi. lu bi doon lu yéeme ñi nga xam ni dañoo jàpp ni am nañu doomu jàngoro bi di sida lu ci bari bu ñu xoolee seen yaram ba noppi dañoo seetlu ni duñu delluwaat kër docteur moo ne de ci ay at yu ñu génn ñi nga xam ni ñoom lañu dénk wàll wi waa CNLS amoon nañ ay tëralin yu ñu nasoon ñu duppee ko 390 ci pexe yooyu amoon na ay programme yu ñu defoon wante ba fi mu toll nii ci at mi li ñu gis mooy juróom benn téeméeri junni ak juróom benn fukk ak lu tekk gis nañu ne dépisté nañ leen ci atum 2016 ñu ngi tolloon ci juróom benn téeméeri junni ak lu tekk ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc ci wàll wi nee nañu nit ñi waroon nañ ci gën a mën a jàpp ci kaw nag ku ci nekk xam sa statut ci document bi soxna yi nga xam ni dañoo wann lor seen lim ci téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ya ak ñett ya nee nañu dépisté nañ leen ci atum 2018 te moo ne de ci atum 2016 téeméer boo jël juróom fukk ya ak ñeent la ñu jotoon a dépisté ci biir rapport bi téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ya ak juróom-ñaar nekk nañu ñoo xam ni ñu ngi dund ak doomu jàngoro bi di def traitement ni mu waree boo demee ci li ñu duppee nouvelles infections seetlu bi mooy ci atum 2005 ëppoon na ñeenti téeméeri junni ak ñeenti téeméer wante ci atum 2019 li ñu gis rek mooy junni la ak ñeenti téeméer ak lu teg wàññeeku bi ci téeméer boo jël juróom benn fukk yi la ak juróom ñaar lii nag terewul ñi doon liggéey ci rapport bi gis ay jéego ci wàllum xeex mi ndax kat nee nañu ñi nga xam ne dañoo wan lor lu ci bëri wàllatuñu ko seen doom ci kaw lool nag waa CNLS nee nañu duñu bàyyi noonu wante bëgg nañu ba fileek 2030 mu amaat yeneen pexe yu ko fekki ngir xeex mi ñu gën koo dooleel fii ci Sénégal. ñu delluwaat ci Liban ni ñu leen ko doon waxee ci ndorteelu xibaar yi ak ñaari explosion yi fa am démb ak lim bu takku ci ay doomu aadama yi fa faatu lu ëpp téeméer ci bilan néggandiku bi Liban nag nekk na réew boo xam ne yàgg na dund ci ay jafe-jafe daanaka ñeent fukki at ba léegi muy ci wàllum politique wala wàllum koom amoon na it ab guerre civile bu fa amoon diggante 1975 ba 1990 waaye faaw réew mi jógaat ngir bañ kon yëf yi gën koo sonal Ibou Diouf dellu si na yenn ci ay date ak xew-xew foofu ca Liban. nataal yi ngeen di gis bu ñu jàppee télévision yi nekk ci àdduna wërngal këpp ñu ne ca Beyrouth foofe ca Libi la xewe gannaaw ñaari explosion yi ñu nemmeeku foofe ca port ba jur jafe-jafe ndax ay téeméeri nit ñekk ni seen bakkan lu toll ci junniy nit tamit am ci ay gaañu yu metti jamono ji ñuy wax ak yéen daanaka l'hôpital ya fees dell ci jamono joo xam ne tamit mbas mi di coronavirus mu ngi fay lembe image yu métti yi bàyyi ko Beyrouth àdduna wërngal këpp ñu ngi koy mattitlu di leen masawu tamit mu dolleeku ci jafe-jafe yi nga xam ne réew moomee di Liban
mu ngi koy dund saa su nekk ndax bu ñu fàttalikoo fukki fan ak ñett ci weeru avril atum 1975 amoon na ab incident bu doxoon ci ñuy duppe Falange ak waa Palestine te mu juróon ab guerre civile boobee nag doxoon na atum 1978 jàpp 1990 du lu metti te ñu bëri ñàkkoon ci seen bakkan réew Liban bi nag di am ci ay jafe-jafe ci wàllu politique wàllu jokkalante ak itam lépp lu aju ci nekkinu askan bi xiiroo ŋaayoo ba xam ne daanaka ñu bëri ci seeni kilifa tamit ñàkk na ci seen bakkan ñu ngi fàttaliku seen premier ministre boobee di Rafik Hariri te ñu faatoon ko foofu ci ay anam ñu metti waa Hezbollah bokk ci ñi nga xamante ne rek ñun la ñu duppee résistance arabe ñoom tamit fësal nañ seen taxawaay ci jamono ji nga xam ne boobaak léegi ñu ngi ut nu ñuy def pour génn ci waaye mu doon lu metti si ñoom ñu ne nag at bu nekk dinañ ñemeeku daanaka ay jafe-jafe romb na sax li nga xam ne mooy année 70 gannaaw xiiroo ŋaayoo ba nga xamante ne du koy nemmeeku ci dëkk boobu ñuy woowe pays de Cèdre ñaari faction yoo xam ne ku ci nag da nga taxawee sa côté ñiy fare waa Palestine ak waa Syrie ak ñi nga xam ne dañu def kem kàttan ngir Liban gënu moom boppam li nga xam ne nag mooy explosion ndel yi yokkeeku ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe yoo xam ne ba léegi ñu ngi koy dund mu doon tamit lu yokk xar mi karaw. jërëjëf Ibou Diouf ñu dellu si fii ci Sénégal ak yenn ci ay xibaar yi ñuy ruumandaat ci grève bu Sytjust ñu ne dañoo bëgg a dàq greffier yooyu la wutu leen ci ay agent pénitentiaire ñu nekk di tàggat jamono ji maître Ousmane Seye nee na bu fekkee loolu lu am la moom àndu ca moom avocat bi li mu bëgg rek mooy ñu tabb ab benn médiateur njiitu réew mi def ko ngir jàmm amaat ci wàllum yoon mu ne UMS it di mbootaay bi ëmb magistrat yi ci Sénégal ak conseil de l'ordre dañoo war a dugal seen loxo ci grève boobule moom maître Ousmane Seye moo nekkoon invité info du matin dañ koy déglu ci micro Chérif Dia ak Younous Diatta. bëgguma daxee bëgguma loo xam ne ñaaw na man su ma sañoon duñ agsi foofu greffier yaa ngi fi ils sont formés pour ça lii mooy seen métier dañu am problème de revendication nañ toog autour d'une table ñu waxtaane ko ut ci ay solution même waxuñ ne sax dañuy saafara yëpp mais liñ ci mën a saafaraal ñu saafara ko ñoom ñu delluwaat ci seen liggéey parce que loolu mooy seen liggéey ñeneen ñi fiy formé loolu du seen liggéey administration pénitentiaire seen liggéey du nekk ay greffier bien que camp pénal yeeg maison d'arrêt yi am nañ ci biir ay greffier mais greffier yooyu seen liggéey nuróowul ak greffier audiencier yi nga xam ne ñoo nekk tribunal di délivrer ay actes di tenir ay audience ak yooyu ñooñu dañ leen former pour loolu donc pour man waruñ leen remplacer ci mënuñ leen remplacer même bu ñu amee formation nañu waxtaan ak greffier yi ñu ñaan leen ñu bàyyi ci li ñu ŋànk dara li nga xam ne mën nañ ko saafaraal ñu saafara ko ñi ci war a dugal seen loxo dugal ci seen loxo muy ñi ma tudd léegi mooy l'ordre des avocats union des magistrats du Sénégal président de la République dugal ci loxoom s'il le faut mu nommer un représentant mu dajale les partis ñu waxtaan parti bu nekk nag war a bàyyi dara ci lu mu ŋànk su ko defee ñu ut solution saafara dans l'intérêt de la justice dans l'intérêt du Sénégal parce que grève bi metti na lool ci askan wi sonn na. beneen coow ci wàllum télécommunication la ak Orange mi nga xam ne dafa soppi ay Illimix mu di ay forfait ci wàllum woote ak internet ñu bëri ci ñi koy jëfandikoo di ko naqarlu ay bés a ngi nii ñoom indi nañ ci ay kàddu société télécommunication bi ragg boppam nee na yëf yi amul benn yokkute xanaa kay service bi lañ gën a ñoŋal teg ci booy xool ab wàññite sax la ñu nemmeeku ci loolu le dañ ciy déglu El Hadj Cheikh Gueye moom moo jiite département marketing mobile ci micro Fatima Touré ak Gervais Yao. maanaam dañu am ñu jàpp ni Orange dafa yokk ay tarifam alors que li ñu def du yokkute dañoo changé façon bi nga xamante ni clients yi moom la ñu doon utiliser sunu ay offre li tax ñu def ko tamit dañu jàpp ni contexte Covid bi ñu nekk dañu war a apporter ay tarif yu gën a wàcc sunu clients yi bu ñu xoolee client bi nga xamante ni moo ci ëpp solo mooy client bi jël Illimix 500 francs chaque jour client boobu tey mu ngi ñu doon fay 500 par jour mais ci internet 20 émo la am 200 émo la amoon ci offre bu bees bi ak gamme bu bees bi yokk nañ ko ba 300 émo loolu day tolloog lu toll ni 100 francs bu nekk ci njëgam ñu wàññil ko ci fanweer ak ñett ñu jël tamit beneen type client bu nga xamante ni dañu doon fay 1000 francs bis bu yàlla sàkk pour am internet ñu xam ni contexte Covid bi ñu toll di jël client di ko fayloo 1000 francs bis bu nekk am na lu ko gën pour dimbali ko mu mën a moom it xaw a
oyof ci yan bi nga xamante ni contexte bi ñu toll ñun ñëpp gis nañ ni ku nekk am nga ko ci sa kaw ay mbagg muy lan muy ñu jox ko benn offre boo xamante ni semaine ci diiru juróom-ñaari fan 1300 francs lay fay ci 1300 yooyu dina am li mu soxla ci minutes yu koy permettre mu woote ak ci internet bi koy permettre également mu def ay besoins de connexion ñu xool ni aussi am na ñoo xam ni dañ ne Illimix 5900 bi ñu dindi daf leen gënaloon ñu wax ñooñu ne Illimix 5900 boobu li ñu indi daf leen a gën a yombal la ñu amoon ndax léegi ci 5200 maanaam junni ak ñeent fukki dërëm mën ngaa am la nga doon am ci 5900 maanaam junni ak téeméer ak juróom ñetti fukk. ñu wax ci leneen muy mbay mi fële ca bët saalumu réew mi ak programme d'appui au programme d'investissement di PAPSEN ñoom nag jébbal nañu baykat yi nekk foofule ca Sédhiou lu toll ci 300 tonnes ci ay ji mu ñeel ceeb waaye baykat yi li ñuy naqarlu mooy jot bi dafa yéex ndax waroon nañ koo indi bu yàgg Sédhiou Bakary Konté Xaali Jàmme 300 tonnes ci ay jiw lañ daal di jël jox ko béykat yi nekk fii ci région bu Sédhiou PAPSEN nekk programme national investissement agriculture fii ci Sénégal moo ne day jàppale béykat yi nekk fii ci diwaanu Pakao. 300 tonnes yi 271 tonnes Sahel la 279 tonnes Nerika la soo ko boolee mu def 300 tonnes lu tax ñi bëgg ko jox béykat yi parce que dañuy gis ñeenti weer ci ginnaaw amoon nañu benn lu ñu ne pandémie xam nga mbas. léegi mbas bi bu mu dugg siyee comme léegi mu ngi xaw a wàññeeku ñi ne ñi ñi mën nañ am ay jafe-jafe pour am semence donc dañ leen koy jox gratuitement moo tax ñu jënd 300 tonnes jox ko béykat yi pour ñu mën a béy bu boobaa suñu récolté ñu mën a def face ci feebar bi ak ci yeneen imprévu yi quoi. béykat yi nag di ñaawlu waxtu boo xamante ne moom la ñuy joxe semence yi ñi ne loolu nag nekk na retard bu mag. On avait d'énormes difficultés parce que la semence n'était pas venue à temps. dañu amoon ay jafe-jafe ci jiw yi ren ñëwuñu à temps ñu bëri si ñun fekk na ñu pare nañu béy ndaxte dañuy ñafe rek ut ay jiw daal di béy ba ñu pare wante nag am na ñoo xamante ne si ñun ba léegi pare gu ñu ndax jiw bi mun na leen jëriñ ndaxte ñenn si ñun sax seen foro yi fu mu nekk nii ndox si nangu na ko. Parce que c'est presque inondé. Il y a l'inondation, on ne peut même pas faire des pépinières à l'intérieur des parcelles. Aimé Joseph Assoukatene Djiba nekk coordinateur bu PAPSEN bu Sédhiou di ñaawlu yenn fournisseurs yi nu ñuy daal di bañ a respecter délai yi. heure bi peut-être xaw na tardé tuuti xawul tardé tamit tuuti parce que soo jëlee par exemple ne kii Sahel bi mun nga ko ji soo jëlee Nerika bi soo ko defee fu xóot fi nga xam ne ndox day tax mun na boucler cyclone bi. te beneen aspect bi météo dafa newoon ni ren dinañ am taw bu bëri donc nous on se dit que avec ça c'est pas tard mais le couac c'est quoi souvent c'est les fournisseurs ñoom ñoo ñu tardé. PAPSEN bu Sédhiou dinañu wéyal gën a yokk seen effort loolu nag pour mun a jàppale béykat yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou pour ñu mun a réussir saison hivernale bi. jërëjëf Bakary Konté yëglekaay yi yenn ci li ñu xëyee tey jii dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gan gi ñu doon bañ mu yeewi bëy ma ngay bëgg a jeexal bëy yi coronavirus bi mi ngi def lu dara jaru ci réew mi suur soi nañu na mu doon lawee wàññeeku na slëf waaye ñi muy rey ci réew moom dañuy gën a yokk saa yu ñu xëyee 200 nit ak fukk ak benn ñoom la coronavirus bi rey ci réew mi am na yeneen 3 nit yu faatu démb 4 fukki doomi aadama ak benn yu nekk Sowétas lii quotidien xamal ñu ne décès yu bari yi ci réew mi ci coronavirus bi jamono ji li ko waral plateau médical bu bon ci réewum Sénégal ca la bu doon lu ñu doon sooxale ak di ko nëppal coronavirus bi feeñal na ko rëq-rëq yam ci plateau médical bu Sénégal fang la def jamono ji lii quotidien tegal ñu ci yeneen mbir yoo xam ne ñoo ngi koy sàggane te mu bokk ci luy lawal corona bi mu di bokk benn kaasu ataaya ak di tuxalante maanaam di séddoo benn mégob cigarette anki dina kay nañu mbir yi far nañu fotoño dee yeeg ni ñu takkarnaase ci réew mi ndax covid 19 bi impasse dëgg ci la ñu toll li koy firndeel yéene kay bi nañu moo di démb rek mbas mi jëlaat na yeneen 2 bakkan mu fekki bilan bu dis bi fi newoon directeur général bu SAMU di leeral ci xët mu njëkk anki dina kay nit ñi corona di ko toogaale seeni kër ba bu ñuy ñëw day fekk feebar bi gañe leen loolee bokk na ci lu yokk joote ji leneen lu koy yokk Khalifa Ababacar Diagne di psychologue conseil ne ci l'observateur moo di confiance mu amatul ci diggante askan wi ak ñi gàlloo xeex coronavirus ci réew mi la Sénégal nañu waa conseil économique social ak environnemental di Aminata Touré ak waa këram li ñu gis ne saafara ngir dakkal lawuk jàngoro ji ak bàyyile ko gi ñi bàyyeeko ci xeexum coronavirus gi moo di gën a taral misir yi di forcer nit ñi ñuy masqué wu fu ñu toll ñi ciy day naagal ak di ko sàggane ñu teg leen alamaan loolee bokk na ci li ñu gis ne bu ñu ko defee mën naa wàññi coronavirus beeg ni mu mel ci réew mi réewum Gànnaar ak réewum Gambie Le Quotidien nee nañu jommi gu ñu jommi jamono ji ci
coronavirus bi moo waral ñoo ngi sàkku ndimbal ci Sénégal La Tribune mel na ko naan ñu ndax kuy jooy mën naa nax kuy jooy ne njiit réewum Sénégal di Macky Sall moo gën a waaru ñëpp li mu nekkee jamono ji moom Macky Sall bu doon ci l'armée la ñu ne Macky Sall moo di général bu amuti soldat yi ko sëkkatal bari na coronavirus baa ngi ne ak lorangeem koom-koom gi ci Sénégal di gën di gàll góose saa yi ñu xëyee coowal suuf dikkati ne jasar ci kawam lu ci nekk mu war ko lijjanti fu ca nekk mu bay fa boppam tax mu wéet ca lool journal Sud Quotidien li mu xëy di lijjanti moo di defante bu rëy bi nar a am Dakar ci élection locale yu mars 2021 yi Sud dikk ak ñun ci ñeenti nit yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom du nangu maire bu Ndakaaru rëcc ko mu di Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba Abdou Karim Fofana ak Alioune Ndoye ku ci nekk ci ñoom ministre de la République waaye boo sañoon dégg monsieur le maire de Dakar ca Yëmbal L'Observateur nee na ñu fa la gendarme yi jàppee kii ñu ne moo jiite cong ga woon ca journalisé ko Matar Gueye la tudd ay 4 heures du matin ci la ko gendarme yu section recherche bu Colobane teg loxo ci moom ca la ñu jaare ba jàpp ñeneen ñi juróom-benn lañu ñoo nga ñu tëye ca yoon war a lijjanti ak ñoom ba xam ana lan moo tax ñu demoon songi journalisé ko Les Échos nañu ci kuréel gii di Moustarchidine wal Moustarchidaty ca la ñu bokk teg nañu leen loxo ci lu matul fukki waxtu ak ñaar ci la leen gendarme yu section recherche teg loxo waaye li ñu def ñoom ña ko def nee nañu réccuwuñu ci dara bu amaatoon tey jii ñu jugaat defaat la ñu defoon ne ñoom gisuñu lu ëpp Serigne Moustapha Sy ci seeni gët géttër baag ña songi woon siège journal Les Échos Libération wax nañu ci xëtamu njëkk ne section recherche teg na leen loxo suur suwaatu de leen ay bandi Moustarchidine ba xamal ñu ne talaatay démb ji taroon na lool ci ñoom gendarme yi daaneel nañu leen ne ay weñ boole ceekit presse bi ci réew mi bi fa foore nañ leen bu baax lu baax la am lu bon la en tout cas préservatif di capote dox na bu baax daaw ci réew mi ubbil Vox Populi mi ngi sukkandiku ci xibaar bu mu jëlee ci rapport bu CNLS def te mu jëm ci xeex gi ñuy xeex jàngoro sida ci réew mi rapport ba wane na fukk ak juróom-ñaari millions yi préservatif yu teg ñeenti téeméeri junni yooyu séddale nañu ko ci réew mi daaw. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye Mamadou Ndiaye ak Merry Beye maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar li xew ci biir internet bi ak yéen ñaar lay doon ci kanam tuuti incha allah. ziar soxna Naata di ziar téléspectateurs yi comme ni ñu koy waxee waxtu bu jot ci heure bi ma ànd ceeg Merry Beye Diouf ñu fas yéene ñëw taataan wala yaatal lu xew ci biir internet bi. incha allah ci kanam tuuti lay doon mbokk yi des leen ak ñun yeneen xibaar 19h30 incha allah ak rédaction bu télévision Futurs Médias di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.